asalaamaaleykum yéen ñii duñu seetaan fii ci leral.net Leral TV canal 33 tey nag yéen a ngi seen émission comme politique comme ni ngeen ko xamee dañuy daal di jël ay kàngam ci secteur yu ne saa yu actualité amee te mu ñeel seen secteur ñu andi leen fii leeralal leen lépp ba mu leer nañ ci waxtaan toujours bu constructif positif ak productif tey nag ñu am parti bi nga xam ne nii mooy majorité présidentielle bi te yor nguur bi muy APR waa APR nag di yëngatu torop fan ci dëkk bi di défendre Macky Sall di xuloo di xeex ci biir crise bu ñuy wax Covid 19 ñu daal di invité nag seen coordonnateur bu APR HLM kenn ko présenté ñëpp xam nañ ko muy Jaraaf Ndaw Jaraaf ñu dalal la. jërëjëf Zeyna maa ngi lay nuyu di la remercier di nuyu say téléspectateurs di la remercier ci invitation bi mais féliciter la aussi vraiment ci liggéey bu rafet bi ngay def di la ñaanal yàlla na ci yàlla def tawfeex parce que lii lañ bëgg ci suñ Sénégalu tey bi ay jeunes yoo xamante ni xam nañ lan nañ war a taxawee ñu taxawee noonu et vous en faites partie donc ñu ngi la ciy féliciter bu baax a baax. jërëjëf Jaraaf ñu daal di dem rek ci question bu njëkk bi fi mu toll nii gis nañ dëkk bi temm fi mu toll askan bi sonn na dëkk bi jaxasoo na nit ñi lekkatuñu naanatuñu nelawatuñu ba yandoor ñu am benn problème muy Covid 19 tënk ñëpp nag ñu gis ne ay décision yu ne jël nañ ko ci ku ne ŋàññi na yéen waa APR nag ñu gis ne fan yi da ngeen jóg ci indi politique. maanaam xeexoo xuloo saaga loolu lañ bëgg nga àddul ñu ci tuuti balaa ñoo dugg ci thème yi. jërëjëf Zeynab dafa am loo njëkk a wax ci askan bi. d'abord nga ne askan bi sonn na kenn lekkatul kenn naanatul waaye loolu nga tegaat ci ne dañu nekk ci Covid. muy pandémie mbas moo xamante ne nii ñun ñëpp xam nañ ne. dafa dal ci suñ kaw ni mu dalee ci kaw àdduna yëpp waaye yooyu mel noonu bu amee dañuy xool ba xam taxawaay bi aw na yoon wala awul yoon. moi je dirais que ne président Macky Sall ni mu bettee ñëpp noonu la ko bettee waaye taxawaay bi mu ci def macha allah ñëpp gis nañ ko muy taxawaay boo xam ne ni à saluer ba sur le plan international ñëpp xam nañ ne Sénégal gestion pandémie bi niñ ci taxawee am na solo trop waaye. askan bu sonn bi tamit ñu xam ne loolu rek la bett di moom moo tax mu demee ni mu demee mais kii fi nekk tey ñëpp xam nañ yërëm gi mu yërëm askanam ñëpp xam nañ mécanisme yi mu teg pour jàppale askanam président Macky Sall damay faral di wax ne moom mooy monsieur jaamu soxla askan bi. te loolu daal nga gis. loolu laa gis parce que loolu la commencé xam nga président Macky Sall. askan bi waxuñu loolu de nit ñaa ngi ci dëkk bi. nit ñaa ngi ci réseaux sociaux yi fi mu toll nii ñëpp président Macky Sall la ñu bañ a dégg. ah déet. xanaa weesuwul bu weesuwul waa APR. waaw xam nga Sénégal nag du réseaux sociaux yi. te waa APR nekkuñu Sénégal. mais xam nga Sénégal nag du réseaux sociaux yi. Sénégal xam nga fan la mooy goxaat yi nga xamante ni président Macky Sall avant muy ñëw di soxla réew mi. dafa dem wër ko ñetti yoon xam fan mooy metti fàtte xaju fii Zeynab président Macky Sall dafa wër Sénégal 3 fois ñetti yoon yoo xam ne fu nekk dugg na fa xam lan mooy metti looloo waraloon mu tegoon programme am bu riche boobu ñu doon wax yoonu yokkute te mu enrichir que def ko PSE bi mu ci gagné bi mu demee bi mu waree jëlaat laajaat askan bi baat seen baat ci la teg programme bi di liggéey ëllëg muy la Macky 535 boo ko xoolee lépp Zeynab njëriñu askan bi la programme bu riche la. waa léegi askan boobu mu nekk njëriñam te ñoom gisuñu ci seen bopp léegi yow loolu ngay insister noonu. mooy li ma la wax gisuñu ci seen bopp bi ñan ñoo ci gisul seen bopp. majorité bi fi mu toll nii bu ñu defee suñu micro trottoir tàllal sénégalais yi laaj leen lan ngeen xam ci président Macky Sall dégguñu ci lenn loo xam ne lu favorable la. déet Zeynab. 1 sur 5. déet Zeynab. ñooy wax naan président Macky Sall kontaan nañ ci moom yooyu te waa APR la. déet Zeynab. Sénégal kii ñu toll nii actuellement bu président Macky Sall doon teg ci taabal bi lépp loo xamante ni information la yi muy am askan bi dina xam ne
Macky Sall taxaw na ni mu war a taxawee. waa léegi askan bi li ñu gis rek la ñu xam. président boo xam ne ñetti yoon la génn ci Covid 19 ci ñetti weer kenn du ko dégg kenn du ko gis kooku tamit lan lañ mën a xalaat ci moom. mais à chaque fois bu génnee dina wax ak askanam na mu war a waxee ak askanam jox leen li nga xamante ne nii mooy xalaat bi mais muy xalaatam moom c'est-à-dire muy décision bu muy jël moom mais muy xalaat boo xamante ni bu fekkee ci problème gestion pandémie bi ngay wax. il faut que nit ñi xam ne président Macky Sall dafa am ñu koy saytul di ko wax lim njëkk a def mooy woote conseil présidentiel ci affaire pandémie bi woo kàngam yépp techniciens yi ñëw taxaw ku nekk wax li nga xam ne moo ci sa xalaat ñu commencé xeex li nga xam ne mooy mbas bi mais techniciens yooyu noonu la nga xam ne moom lañ koy wax ci lay tënku pour mën a jël mesures yi muy jël technicien. waaw non c'est vrai léeg-léeg en fait ça bu may wax technicien mooy suñu corps médical ña nga xam ne nii ñoo fa nekk te loolu màcc seen xel màcc ci loolu noonu mais ñooñu noonu ñooy xelal président Macky Sall. ñun li ñu gis mooy bi pandémie bi amee tak dafa woote ay politiciens woo ay rappeurs te woowul ay spécialistes ci gestion de crise ci gestion de communication de crise si lu baree bari li nga xam ne loolu la Covid bi soxla pour ñu xeex ko. woowul spécialistes yooyu. mais conseil boobu woowul relais communautaire yi ñi nga xam ne ñoo jege askan beeg yooyu. moom ay opposants la woo. te ñooñu tey mu ngi nii dégguñu leen. te daanaka sax bu ñu leen déggee rek mooy moom su génnee wax. ñu daan dal ci kawam. kon gisoo ne léegi gestion politisée boobu tey daa ñëw këpp ci kawam. déedéet ñëpp la woo. c'est le président Macky Sall bul fàtte maa ngi sànq sa image yi keroog ba mu prêter serment dafa def un appel solennel woo askan bi yëpp toutes les forces vives de la nation ne ñëw ñu liggéey suñu réew. président Macky Sall quand il dit un Sénégal de tous un Sénégal par tous de tous mais lu mu gëm la c'est un homme de dialogue ku am ouverture la moo tax mu taxawee woon ni mu taxawee ba woote dialogue national bi. pandémie bu mel ni aussi bu amee lam ca war a def taxawaay ba mu ca war a am na ko woo na kujji gi woo na société civile woo na ñëpp mais seeti na suñ kilifa diine yi waxataan ak ñëpp fa mu war a jaar wax fa jaar na fa wax fa maintenant nag sénégalais bu nekk nag ak li nga xamante ni nii wax dëgg fa yàlla mooy li la animé du ne ñëpp ñooy dox pour njëriñu askan bi bu fekkee da nga bëgg a wax ci kujji gi kujji googu ngay wax mais ña nga xam ne ni dem nañu wuy ji ko am na ci ñoo xam ne seen taxawaay ba léegi ñu ngi koy rafetlu mais ña nga xam ne nii nag wuyu ñàkk pexe lañ wuy ji woon mais ñooy ñoo nekk ci ay manipulation loolu du fi jógee pandémie bi li nga fiy gis rien n'est politisé ci côté président Macky Sall talul politique. talul politique te mu nekk ci biir pandémie di def ay nomination non xam nga nag pandémie bi buñ demee ba xam ne ñun dañoo war a continuer suñu liggéey buñ demee ba war a continuer suñu liggéey xam ne ñun dañu war a toppatoo suñu économie xam ne ñun dañu war a gérer aussi le climat social mais c'est très normal pour que yenn mesures yi jóg nomination aussi mais ci pandémie du tee ñu nommé nit nag wax dëgg fa yàlla continuer suñu liggéey suñu état du taxaw mënuñu bloquer état bi donc loolu mu def noonu moom président xam nañ ne ñii di lappi nii di coow ngay wax xam nañ ne bu politique jotee du ci moromu kenn mais talul politique moom président Macky Sall foofu sax dama ciy profiter ma def appel à l'endroit des militants de l'APR ñu xam ne aujourd'hui président Macky Sall dafa am benn ligne de conduite bu mu tracé nit nag bu fekkee da ngay ànd ak moom dafa am nooy taxawee da nga koy xool di ko seetlu ku seetlu président Macky Sall xam ne aujourd'hui dara ñoru ko lu dul xeex pandémie bi. foofu laa jëm sax ci taxawaay boobu noonu waa APR yi taxaw jamono ji nga xam ne fu ne ñu leen fi gis ñuy tëb di tulleeg màlle di xeex seen biir di xuloo ak di yooyu noonu lan nga ko mën a tuddee depuis nomination yi ba tey ñoom kenn amatu ci jàmm. waaw mais xam nga APR dafay un grand parti. APR il faut que ñu reconnaître ne c'est la première force politique du pays parti bu rëy la te structuré wuñ ko muy parti boo xam ne bi mu juddoo yàgguwul c'est normal pour que yooyu di fa am li nga xam ne moom mooy appel bi ñuy war a di def toujours mooy que nit ñi quand même il faut ñu xam ne nag il faut savoir raison garder
mu am noo xam ne noonu la ñu war a taxawee nomination yooyu ngay wax ñu xam ne président Macky Sall appel bii ma lay wax sànq ne moom la def muy un appel solennel ñëpp rafetlu ko parce que noonu la ñu yoree réew appel boobu noonu su fekkee def na ko ne na ñëpp ñu ku nekk indi sa compétence ñu liggéey suñu réew mi mais c'est très normal pour que muy teg X ou Y ci poste bi wala poste B. C'est pas parce que nag ñooñu bokkuñ dans l'APR ou dans la mouvance présidentielle que waruñu leen jël non ay doomu sénégalais lañ te Macky Sall noonu lay doxee. donc ñu xam ne appel boobu pour président Macky Sall réussir ko il faut que ñoom ay ndawam ñu accepter et puis ñu soutenir ko ci loolu noonu dafay ñaaw kenn du xam lu muy niru sa patron sa leader jël une décision pareille nga koy ñaxtu loolu bokkul ci discipline bu militant loolu mooy appel bi ma leen di def c'est pas normal képp kum fi nommé daf laa war a nommé nañ xool ba xam am na compétence la nga xam ne moom lay def nomination nag président moo ko yor moo koy def ku ko neex. ci kaw nomination yooyu sax laa ñëw ak compétence yi nga tudd léegi gis nañ ne que Dakar Dem Dikk DG bi génn na ci plateau télé génn ay documents génn ay diplôme am di justifié wu ci ay wax yoo xam ne jóge na fu sori loolu noonu moom président moom naka la mën a falee nommé ci compétence nit ku mel noonu. fi ñu gis tey Dakar Dem Dikk ñaata bus lañ amoon avant Moussa Diop di jël Dakar Dem Dikk c'est yooyu mooy saytu yi ñu di war di wax sénégalais yi dafa am yoo xamante ni intéressé wul sénégalais yi kii nii la mel dafa xees dafa ñuul dafa ñaaw yooyu intéressé wul sénégalais yi sénégalais yi ki nga xam ne moom lañ teg pour mu liggéeyal leen est-ce que mu ngi leen di liggéeyal loolu moo intéressé sénégalais yi nit ki nag sa personne kooku moom la engagé mais man li nga xam ne man noonu fa laa mën a évaluer Moussa Diop aujourd'hui mooy Dakar Dem Dikk bu ñu amoon 75 ba 80 bus ca lañ yem bi ñu koy jël président Macky Sall ak vision yam ñëw teg vision bi moom mu exécuter ko parce que nag loo fi gis muy politique publique mais mbëbëtu président Macky Sall la moom moo am vision boobu ñëw teg ko mais un directeur boo xamante ni nag am na compétence yu ñëw dérouler programme boobu ñu gis ci résultat yi ñu gis man fu ci loola rek laa koy évaluer aujourd'hui waxuma Dakar Sénégal Dem Dikk man dama daan dem Kaolack mais léegi da ngay garer sa oto jël Sénégal Dem Dikk fay 4000 francs mu yóbbu la Kaolack nga ñëwaat ci 2 heures de temps climatisé loolu gis nga ki ñu ko tegal liggéeyal nañu ki xalaat ba ne nañ def Afrique Dem Dikk Sénégal ba bus yi war a mën di jógee Sénégal di dem Mali dem ci sous-région yi kooku liggéeyal nañu nombre de bus yi ñu tegal kooku liggéeyal nañu gis nga Dakar Dem Dikk société boobu wax dëgg fa yàlla Moussa Diop bu ñuy wax rek ci résultat il a quand même des résultats nañ ko nangul te yenn considération yi ñu teg ko fële loolu noonu intéressé wul sénégalais yi. ñu daal di dem tànk ci problème bi nga xam ne fi mu toll nii temm yëngal na tam dëkk bi trop muy problème mu littoral bi ñu gis ne que ñu bëri génn nañ ci ba mujj koo tamit delloo ci guerre politique en ce moment léegi ñu gis ne waa APR dañoo jóg ku ci wax dara ñu tontu la est-ce que ñoom loolu seen taxawaay la jamono juñ toll di tontanteeg ay Barthélémy Dias ak lu ne. waaw mais gis nga kii Seynabou da nga tudd Barthélémy Dias xam nga tey ci gestion président Macky Sall li nga xamante ni moom la def boobu ak léegi Zeynab duñ ci dellu gannaaw parce que fàtte xaju fi wax naa la ko Sénégal le Sénégal était à genoux bi Macky Sall di jël réew mi Zeynab bi Macky Sall di jël réew mi yaa ngi wax léegi ay affaire xiif ak nangam xiif gi gënoon na tar problème yi gënoon na tar Zeynab président Macky Sall bi muy jël réew mi daa nga dem ci hôpitaux régionaux yii fekk nit kuñ tëral ci kaw table ku jigéen ko war a mucc
ñu bàyyi ko fa ba yàlla jël bakkenam yàlla def li nga xam ne moom la soob pourquoi amul woon xaalis bu mu fayee bu mu fayee césarienne yooyu muy métti yi fi président Macky Sall fekk réglé ko automatiquement. Zeynab nit daan jógee Ziguinchor jógee Touba jógee Kaolack jógee Tamba ñëw ba Dakar 4 centres dialyse kese moo fi amoon ñaari privé la woon. yooyu mooy li président Macky Sall fekk muy tartar mu dindi ko foofu laay damay ñëw ci yow de. waaw loolu non non damay introduire rek pour wax la. mais tamit fekk na fi géej gu ne yàmbalang. foofu laa jëm si dinaa ñëw li waral loolu. dinaa ñëw li waral loolu. donc dama lay wax ne daf fi fekkoon un Sénégal bu doy waar mu taxaw ci comme il le faut. léegi boo demee ci région yooyu ma lay wax yépp seen hôpitaux yi am na centre de dialyse gratuit. loolu moo waraloon ci vision président Macky Sall ba muy teg lii nga xamante ni moom mooy bourse familiale yi. façon problème yu mel noonu yu tartar yooyu moo fi nekkoon moom la fi fekk moom la réglé maintenant ba mu defee loolu ba askan bi daa di koy wóolu joxaat ko réew mi encore mu commencé dérouler teg un programme bu extraordinaire avant muy dem élection gis ngeen ku war a dem élection dem à l'étranger même foofu la littoral bi fa laa jëm de. parce que yi ngay wax yëpp mën naa ci développer. loolu c'est très loolu ma lay wax c'est très important. parce que bourse familiale bi nga wax dem naa fi xombol. fekk famille groupe foofu. fees fa del dox 9 kilomètres. pour fayu si fayeeku si bourse familiale ña leen war a fay ne leen xaalis amul. ñu delluwaat 9 kilomètres. mais dinañ ñëwaat ñu fay leen ko ce qui est important mooy ñu ngi leen koy fay. non defal naa rek fa laa jëm si. c'est-à-dire dama bëgg a wax littoral bi ma bëgg a jëm si. li waral littoral bi il faut nga may ma wax la lan la xam nga lan la bonne gestion bi nga xamante ni gis nañ ko teg nañ ko bët ci président Macky Sall loolu mooy seen problème ci politicienne lañ nekk moo tax ma lay rappeler loolu yooyu nga xam ne def na ko muy lu leer nañ pour askan bi taxawu askan bi yërëm askanam fan lañ toll aujourd'hui ba muy dem Club de Paris ku war a dem élection dem soxla 3000 milliards ñu jox la 7000 milliards muy projet yoo xam ne ñoom leer na leen ne da koy dérouler foofu laa jëm si woon c'est-à-dire le Macky 535 le financement est prêt et là disponible donc président Macky Sall luy chantier dina ko exécuter incha allahu rabbi loolu mooy problème mu nag ñii nga xam ne ñoo fi nekk tey ku mel ni Barthélémy Diaz ñu ñëw ci littoral bi Barthélémy Diaz sénégalais yëpp yeewul nañ xam nañ ne ba mu sacrifier Khalifa Sall ba pare parce que il l'a sacrifié Barthélémy il n'a jamais été honnête avec Khalifa Sall lu Khalifa Sall am tey ci naqar ak mbokkam moom moo ko teg ci ay calcul politique dafa ñëw nag maintenant ci objectif am mooy lan mooy fexe jël place su Khalifa Sall il a toujours roulé pour ça Barthélémy da ngay fàttaliku bi fi dem si yàlla Ousmane Tanor Dieng un homme d'état hors pair yàlla na ko yàlla yërëm te jégal ko bi mu fi nekk mu koy défendre di dal ci kaw Khalifa Sall mais loolu démb la Barthélémy Diaz bu Ousmane Tanor Dieng nangu woon dil yi mu bëggoon yi mu ko tegaloon du dem ci Khalifa ilaa yow mi diini mën naa ci ñëw nag largement dil yi xam naa ko donc Ousmane Tanor Dieng en grand homme d'état nanguwul loolu Barthélémy bëggoon ci moom moo tax Barthélémy commencé doon ko saaga donc pour wax la ne dafa nekk ci dynamique bu mës a nekk day tricher fii ñu toll Khalifa Sall puus na ko dafa bëgg a jël place am nekk ci populisme Barthélémy dafa nekk ci calcul politique lim bëgg mooy dugg ci xolu askanu Ndakaaru parce que intoxication Djibril Diallo boobu noonu nga xam ne moo am terrain bi ba mu koy wax mais préfet bi la waxoon kooku ñëw leeral mais bi ci toppaat mooy lan document yooyu muy wax bàyyi yooyu mais janvier bi passé am na bu mu signé mais mën ngay naka ngay revendiquer yow ngay ñëw da ngay dénoncer lu baaxul alors que loola noonu yow signé nga ko lu baaxul man bu ma dee maire buñ ko tegee sama kanam damay bañ mu ne non dañ may forcer pour que ma Cour suprême moo ñu forcer pour que ñu signé bàyyi Barthélémy Diaz kañ la ragal Cour suprême Barthélémy Diaz kañ la respecté Cour suprême nañ waxante dëgg politique ci la nekk alors ñu xam ne lii nga xam ne mooy littoral bi
président Macky Sall taxaw bu rafet la ci taxaw. président Macky Sall mooy premier président ci histoire du Sénégal bu wàcc ci tefes xoolal boppam saytul boppam jëlal boppam ay mesures pour aar littoral bi président Macky Sall ci histoire du Sénégal foofu noonu suñ ay partenaires yoo xamante ni les Turcs xam ngeen ko lañ fa amoon mu jóg ñëw mu mënoon indi ay incidents diplomatiques yu bëree bëri mu jiital njëriñu askan bi nangu baay boobu noonu ci muy ku ko njëkk a def ci Sénégal mais lii nga xamante ni mooy loi ci littoral bi dans l'histoire du Sénégal kenn musu ko xalaat président Macky Sall teg na ko bientôt loi bi dina génn mais li ci toppaat mooy président Macky Sall en personne barka démb bi coow li jógee mais woo na nit ñi ñu toog conseil des ministres boo ko liiree bi passé mais jël na ay mesures ne leen damaa bëgg ñu aar ko damaa bëgg ngeen jël ci mesures yu baax mais lii nga xam ne mooy l'ordre des architectes mais président bu yàgg la leen joxoon aussi pour que ñu saytul ko proposer ko naka la ñuy aménager littoral boo xamante ne nii 17 kilomètres la wala 16 9 yi lañ occupé peut-être 7 yi moom lañ war a aménager te loolu lu normal la Zeynab foo dem ci àdduna bi boo demee ci seen tefes yi di nga fa gis hôtel di nga fa gis villa di nga fa gis lépp mais di nga fa gis nag aussi aménagement yoo xamante ni pour population bi. waaye doo fa gis loo xam ne dañ koy yàq pour def ci leneen lu mel ni lu mel ni plage u Mermoz bi nga xam ne xale yi yëpp fa la ñu doon réviser seen examen yi fa lañ daan féexloo di noppalu ñu yàq ko complètement yu mel noonu bu ñu ko seetaanee lan nag lan mais loolu noonu il faut que ñu xam aussi kan moo koy yàq. voilà dafa am solo foofu laa ñëwee nag ci Mame Boye Diao. non defal ndànk dama bëgg leeral. foofu laa ñëwee ci Mame Boye Diao dinaa ñëw ci Mame Boye Diao dinaa ñëw ci Mame. il faut que ñu avancer ndax temps bi daf ñoo tënk. waaw mais nag temps bi daf ñoo tënk Mame Boye Diao. mais il faut que ñu leeralal askan bi ne Macky Sall laalewul ci lii. Macky Sall laalewul ci lii il faut que ñu xamal askan bi ne ay nitam buñ ci laale moom moo ci laale. waaw mais nag moom Barthélémy moom delloo na xaw ma ñaata yuñ ko joxoon delloo na ko. mais dinaa ñëw ci joxe woon na exemple dinaa ñëw ci loolu. mais ay nitam bàyyiwuñu. mais dinaa ñëw ci loolu parce que leeral bi ma bëgg a leeral askan bi ne Macky Sall laalewul ci bradage bii ñuy wax. tënk ko tuuti te ñoom ñu bëgg ko dugal ci xelu askan bi lañ dul nangu président Macky Sall dafa ñëw fekk ñu joxe tefes googu état continuité la. Radisson boobu noonu ak Sea Plaza Pape Diop moo ko joxe woon en 2008 90 ans muy bàyyi 90 ans mais yeneen yi boo ci gis mais waa taxawu Ndakaaru yi ñoo ko signé ñoo ko joxe ñoom Barthélémy Dias ñii Khalifa Sall ville de Dakar donc Macky Sall mënul ñëw daal ne yéen ñi fi nekk ñëpp naa toj li ngeen def dama leen fiy jëlee état continuité la. donc ñu leeral ne Macky Sall laalewu ci. léegi lam fa amoon moom daf ko joxe sax. delloo ko askan bi ne man soxlawuma dara ci tefes gi mu ngi doon joxe boobu exemple pour que ñëpp doxalee noonu. donc ñu xam ne président Macky Sall laalewul dara ci tefes googu noonu ñuy wax Barthélémy Dias moo ko yëkkati parce que. waa léegi ñu ñëw ci li nga xam ne mooy ci biir problème littoral bi dañ cee gis ay guerre personnelle. ay guerre personnelle yu doy waar da ngay gis tey ñu tudd kii suba ñu tudd kee tudd nañ nag koo xam ne Mame Boye Diao dafa nekk directeur des domaines ñëpp xam nañ ko fii ñëpp xam nañ ko xam nañ li muy def kenn du ko dégg muy wax lu bari mais dañ ko see taqal ba mu taq ba pare ñu gis ne ay nit yu nekk ci biir APR sax ñoom ñu ngi koy gën a enfoncé ëllëg ñu jàppale ko loolu naka nga ko mën a tënkee rek. loolu c'est pas ci biir parti. loolu c'est pas normal ci suñu parti wax naa ci waxati ci méchanceté bi am ci biir APR c'est pas normal loolu lu am la dañ koy reconnaître que ne ay nit ñu ngi fi ñoo xamante ni jàppale wuñ président man li may wax képp kuy membre APR mooy fii ñu nekk nii kenn newu fi ku dul président Macky Sall ku fi toog moo la fi sa décret moo la fi bàyyi. donc képp kuy liggéeyal président Macky Sall ngay ministre wala ngay DG suñ dalee ci kaw surtout ñii ma xam kuje gi fi nekk yow yaa ma dagg ba may wax mais ba ma doon wax dama doon bëgg a xamal ne
ku jegi fii ñu toll déstabiliser président ak gouvernement am kese lañ bëgg buñ mënul jot président parce que moom li italien di wax è una roccia mënuñ ci moom dara macha allah mais dañuy jéem a xool nag nu ñuy def jaar ci ay ndawam foofu laa bëgg waa APR di xalaatee ba tax képp ku mu jox liggéey nga koy liggéey gars yi buñ dalee ci sa kaw boo ko défendre président nga défendre parce que président mooy cible ba donc loolu man rafetlu wu ma ko camarade de parti solidarité dafa laaj pour que ñëpp am ko à l'endroit des camarades yi nga xam ne ñu ngi yor liggéeyu président ku nekk nag ci say mbiru bopp man sama yoon newu ci waaye liggéeyu président Macky Sall képp koo xamante ne nii yaa ngi ko yore buñ la attaqué muy doon attaque yoo xamante ne nii xam nga ne ay sos la intoxication la pour yàq xelu askan bi boo ko défendrul yaa ngi jàppale ka nga xam ne nii ma ngay attaqué président Macky Sall man noonu laa ko gisee. donc loolu moom dama ci ferme. d'accord c'est pas normal. ci loolu sax léegi ñu dem ci wàllu ceeb bi gis nañ ne que décision bi moom kenn d'accord ci woon. askan bi genn wàll bi yëpp d'accord ci woon. léegi nag def nañ ko ba fi mu toll 2 mois la ñu waxoon ne que dund bi dañ koy jàppale askan bi 2 mois Covid 19 bi mu ngi ci 3 mois te ceeb bi ñi ci war a jotaguñ si ba tey teg si nag ñu dégg ne nag sàcc nañ ceeb bi. voilà maintenant dafa am lu ma bëggoon àggali fële mais xam naa bu may conclure sama mot de la fin nga may ma wax ko ci. c'était par rapport ak Mame Boye ak le comportement des membres de l'APR. ceeb bi liñ ci wax yëpp da nga koy teg rek ci cadre lii nga xam ne moom laa la wax ci littoral bi da nga koy teg si gis nga pandémie bi mu jógee taxawaay bi président Macky Sall taxawoon ñëpp rafetlu ko. xoolal coow lañ coowoon ci 13 étudiants yu Wuhan yi fële ca Chine décision ba mu jëloon position bi nga xam ne moom la ci ñenn ñi jëloon et malheureusement ñi war a defar dëgg ñooy xool seen intérêt personnel lépp loo xamante ni askan bi la concerné mais intéressé wu leen dafa am ci yéen journalistes yi mais c'est vrai dafa am ba ci yéen am na fi benn télévision bu de la place boo xam ne plateau ya muy def mais tu vois que ne du plateau dara lu dul jéem a déstabiliser le gouvernement de Macky Sall comme yéen da ngeen solidaire man dinaa ko waxal sama bopp directement fa ma ko mën a waxee xam naa ne du la neex bu fekkee damay dal ci sa kaw ay collègues. du ma neex de parce que ñun saa yu ñu yeewoo li ñuy animé mooy askan bi moom lañ fi nekkal. xam nga loolu macha allah sinon boo ma invité woon du ma ñëw dama lay xool. man ku askan bi yëkkatiwul intéressé woo ma man utuma visibilité ak yooyu déedéet maa ngi liggéeyal président Macky Sall fa ma ko war a liggéeyalee donc ay visibilité wutuma ko du ma dem ci télévision ça veut dire quoi ça veut dire que dama am liberté wax li nga xam ne moom laa xalaat et dans mon parti et dans le pays en général mais gis nga la nekk ci ceeb bi moom laa lay wax ña nga xam ne nii ñoo bëgg a faagaagal liggéeyu président Macky Sall organisé wu bu baax ñii di ay membres société civile ñii di ay journalistes ñii di ay politiciens mais ñooñu noonu ñoo fi yëkkati coow yooyu ñoo taxawoon noonu ba président jëlee décision bi ci 13 étudiants yi les mêmes personnes boo leen xoolee mais ñoo ñëwoon attaqué Mansour Faye pourquoi ñu ne Mansour Faye waruñ ko jox liggéey bi pourquoi Mansour Faye ndax lii lañ ci doon ragal buñ ko joxee ceeb bi ñu waxoon dañ koy may askan bi 2 mois instant bi ñu ngi ci 3 mois askan bi jotuñu ko waaw mais faire parvenir quand même ci 553 communes denrées yi ñëpp xam nañ ne lu jafe la comme bi xam nañ ne lu jafe la lu tax ñu jël décision pour def ceeb pourtant ñëpp suggéré woon nañ leen nañ jël ay e-money envoyé nit ñi xaalis comme ni ko suñu yeneen dëkk yi defee. Seynabou Côte d'Ivoire envoyé nañ ko de 75000 déggoo coow ba tey. Seynabou tabaski korité bi envoyé nañ seen population yi ay 20 000 francs courant yeeg location yu ne def nañ ci ay politique yoo xam ne kenn Seynabou président Macky Sall la même chose def na ko ci courant mën na nekk président Macky Sall la même chose def na ko ci ndox mën na nekk président Macky Sall teg na bourse familiale ñun ñëpp xam nañ ñaata lañ ciy def amul problème parce que loolu mën nañ ko def circuit boobu baax na mais Seynabou président Macky Sall ci yërëm gi mu yërëm askanam xam na ne prévision yi li mu joxe woon mbas bi dina xaw a sori tuuti lam xalaatoon mooy sénégalais yi nañ leen jox dund loo xamante ne nii même 2 mois buñ koy toog
te liggéeyuñ dinañ am lu ñu dundee mais Seynabou sénégalaise nga xam nga liy dox Sénégal jëlul ay décision nii rek sans réfléchir moom président Macky Sall moo la gën a xam ne tey buñ jaarale woon xaalis bi comme ni ngeen wax du tee coow am ñi nga xam ne dañuy wax pour xajamal dinañ wax mais pire encore sénégalais ba nga xam ne jox nañ ko xaalis booba noona bu ca def la nga xam ne moom la président bëgg parce que tey ceeb ak diwlin ak suukar ak kenn ñemewul di ko jël di nga ruus dem di ko yóbbu ci boutique di ko wecceeku di ko jëf xaalis mais bu ñu envoyé woon xaalis bi kuñ ci jox xaalis pour denrée alimentaire yooyu di nga ko def ca leneen loolu la doon éviter te képp kuy wax xam nga ne décision bu sage la boobu noonu bu pertinente la jël xaalis joxoon ko sénégalais yi dugalal leen ko ci circuit yooyu noonu jaarale ko par bugguma def publicité mais ku ci nekk ci sénégalais xam nga ne am nga loo xam ne nii bëgg nga ko régler bu xaalis bi ñëwee nga régler ko ci daal di teg fële dund gi loolu la président Macky Sall doon éviter te yow xam nga loolu nañu waxante dëgg mais ñiy soulever problème boobu aussi xam nañ ne sénégalais yi bu ñu leen joxoon xaalis duñ ko dugal ci dund ñu néew ñoo koy def ci dund ñooy jënd quantité bi ñu war a jënd di nga jënd moitié la ca des nga faj ko beneen soxla loolu la président Macky Sall doon bañ. ci loolu la ñuy lay santé sax di la gërëm ci sa teewaay fii ak ci waxtaan bu am solo bi di la wax nga joxe sa kàddu bu mujj fii ci askan bi. jërëjëf Zeynab jërëjëf tàggatoo bi moom damay lancer benn appel sénégalais yi d'abord ñëpp xam ne lii lu ñu bett la mbas la nañ ci góorgóorlu bu baax a baax ñu respecter mesures yi buñ nee nañ jéem a dund ak virus bi c'est parce que mënuñ toog bàyyi suñ économie mu ndërmeelu mënuñ toog bàyyi lépp loo xam ne moo doon lu ñuy dundee mu nërmeelu il faut que ñu jóg mais nag nañ ci boole ak vigilance voilà nañ ko boole ak prudence bu ko defee ñu respecter mesures yi bu baax a baax ñii nga xam ne ni ñoom laa nekkal ñuy ànd bokk mouvance présidentielle surtout à APR di accompagner président ñu xam ne aujourd'hui képp koo xamante ne nii yaa ngi ko doon jéem a faagaagal démb yaa ngi ci dynamique boobu ba léegi donc nañ leen ko aar nañ leen ko protéger mais nañ leen ko accompagner soutenir ko loolu mooy li nga xam ne mooy dëgg képp koo xamante ne nii jox na la liggéey boo koy liggéey nga sóoraale ko ci moom xam ne daf laa wóolu am confiance ci yow moo tax mu jox la liggéey bi mais askan baa ngi seetaan nga taxaw ci taxawaay bu rafet jeunes yeeg militants yi ñu xam ne tey kenn fi nekk muy président Macky Sall ku fi toog bokk ci ñun dafa signé décret moo la fa teg donc nañ bàyyi buñ dalee ci benn ministre ñëpp jóg buñ dalee ci DG ñëpp jóg buñ dalee ci président doo dégg kenn loolu mooy li may déplorer man nañuy soutenir président bu baax a baax te ñu solidaire ci suñu biir ñu accompagner ko ñaan yàlla mbas mi jóge fii na mu gën a gaawee balaa maa tëj ma ñaanal suñu kilifa diine yi ñoom ñëpp yàlla nañ fi yàgg te ànd ak wér ñu ko ne di ñu ñaanal askan bi ñaanal réew mi ba jàmm am fi président Macky Sall am tal ba mën a àggale lii nga xamante nii moom mooy mission yam pour le bien de tous les Sénégalais. yéen a ngi nekkoon tey ci seen émission comme politique comme ni ngeen ko gisee tey comme politique nekk na émission boo xam ne tey daa dugg carrément ci politique bi tey invité nag politicien bu mag a mag wax na fi lu ne défendre na APR mu nekk Jaraaf Ndaw ñu koy remercier bu baax a baax ci passage am bi di remercier nag Omar Cissé moom mi nga xam ne moo ma solal moo jaar fii nii fële ca marché Dior remercier suñu caméraman bu baax a baax bu xarañ bi di Pa Omar ñu ngi leen di jox dig daje ci beneen émission comme politique fii ci leral.net Leral TV canal 33 jërë ngeen jëf.